asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu wér a wér kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu di leen ziar di jox sa wàccuwaay. waaw man maa ngi tudd Mouhamadou Ndiaye nekk directeur Touba Auto École nekk aussi le commissaire de l'ASCOM ñu yëngu ci wàllu permis yi ak wàllu course auto yi maanaam loolu suñu domaine la. ñu bëggoon nag tey sëñ Samb day ñuy invité ñu fas yéene toog waxtaan ak askan bi loo xam ne dañuy mel ni gindi ci loo xam ne xëy na ump na leen waaw sëñ Samb daal ñoo ngi nii takku di la déglu incha allah. Troisième numéro de votre émission étude et analyse ñu leen di dalalaat ak jàmm fii ci On en parle ak Gandiol TV di ñëwaat ak yéen ci jàngat yi nga xamante ni moom la ñuy amal talaata bu nekk di ko amale fii ci ñaari chaînes yi ñu wax léegi muy On en parle ak Gandiol TV. tey nag mbokk yi ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi seqoon ak ay waxtaan ki nga xamante ni moo di président de la République doon ko fàttali li nga xamante ni moom la fi waxoon. te mel ni lam ca waxoon la ci ëpp defu ko loolee lañ ko doon fàttali fan yi ginnaaw nag ñu ngi ci at mu bees mi ñu bëgg ci tàmbale li nga xamante ni moo di waxtaan ak ki nga xamante ni dégg ngeen ko sànq moo di Serigne Mouhamadou Ndiaye nekk directeur Touba Auto École nekk itam commissaire de l'ASCO ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum permis yi ak course auto yi mu nekk ci ku ci am pàcc bu yaatu bu wér a wér. loolu moo tax ñu bëgg koo dalal tey ci sunu émission étude ak analyse bi nga xamante ni moom la ñuy amal tey jii ci talaata ji bëgg a waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum permis yi jëm ci wàllum auto école jëm ci wàllum course auto ndax gis nañ ne bu ñu seetloo jamono ji li nga xam ne mooy accident yi bari na lool ci jamono ji waaye itam li nga xamante ni moo jëm ci wàllum permis yi defaraat gi ak soppi gi yu mel noonu yu wax yu baree bari am ci ñu jàpp ne xaalis la ñi jàpp ne am na njariñ ñi jàpp ne amul njariñ loolu bokk na ci li nga xamante ni moo tax ñu bëgg dalal Serigne Mouhamadou Ndiaye fii waxtaan ak moom laaj ko ci li nga xam ne moo jëm ci loolu mu tontu ñu incha allah itam dinañ ko def ñaari numéro muy 13e numéro bi ak 14e numéro bi kon dañ leen di dicté li nga xam ne moo di waxtaan wi fan lañ koy doore nag bu ngeen dégloo incha allah da ngeen ko xam bismillah. kon dañuy commencer rek ci auto école bi nan la demee ak ci nan lay fonctionner. waaw auto école bi mi ngi tudd Touba Auto École am nañ benn bu nekk Mboro Thiès ak Bayer waaw ñun suñu wàll mooy jàngal nit ki. tàggat ko former ko ci code de la route former ko ci conduite ba ci kàttanu yàlla mu mën a dawal ak respecter panneau yi nga xam ne moo ne ci kaw tali bi nga xam ne panneau yi ñoo lay gindi donc nit ki loo mën dawal te xamoo panneau yi aussi sa dawal dafay des ndax panneau yi ñooy wax yow ci kaw tali bi loolu daal ci fànn wu la ñuy yëngu mooy wàllu auto école ak encadrer nit ki ba mu am permis ci kàttanu yàlla. lu ci bari dañuy wax ni ñi jóge ci auto école duñ mën a dawal loolu da nga koy confirmer wala. waaw xam nga loolu wax ju yàqu la ndax oto soo ko dee jàng dangay jox kiy jàng mu toog ci volant bi nga toog ci wetam muy dawal ngay jubbanti muy dawal mais ki nga xam ne nee nañu maanaam moo dàq dawal te jaaru auto école day lang ca gannaaw kaar ba ma nga ca gannaaw xamul sax lu xew ci kanam di encaisser ko yanu bagage nga bëgg xëy ni kooku moo dàq dawal kii nga xam ni toog na ci oto bi def ay coursam normal cours yi dafa am nombre de cours 12 leçons la voire jusqu'à 15 donc leçon bu nekk da nga koy jàng mais nooy nakk ca gannaaw oto di yanu bagage di encaisser di wàcc bu waaj ji taxawee ni la avancé tuuti dagg la o saaga nga arrière avancé waat boo xëyee suba dem wuti permis mu ne yaa daqare loolu foo ko teg. déjà kon est-ce que du kon ñi jóge ci auto école dañoo gën a xam risques yi nekk ci oto ñeneen ñi moo tax ñuy gën a prudent wala lan moo tax fan lañ war a sukkandiku daal ba wax liñ wax ndax ci dawal bi ñuy gis ci tali bi la wala lan moo ci xew daal. waaye léegi boo xoolee 99% yi accident yi am après évaluation gis nañ ni que ñooñu jaaruñu auto école je confirme ñooñu jaaruñu auto école wala buñ jaaree auto école boog ci accident dañ leen caa boole mais du ñoo ko créé ndax am na ñoo xam ni maanaam par exemple bu fekkee da nga gis kaar muy daw xel yu metti ci biir dëkk bi
mais ki nga xam ne jàng na ci code de la route ñu ni ko dans l'agglomération soo duggee ci dëkk la vitesse est limitée à 40 km/h mais la nga ko jàng rek lay def bu ko defee ñu ne yow jógal fi waa auto école yi nangam sangam ñoom vive à la ñuy duggee mënuñu la wax ni que ville bu nekk lii la fa code de la route autorisé te tableau yaa ngi ñu samp mais loo jàngul noo koy xamee dañoo xamante dëgg rek tableau yaa ngi nii taxaw ubbi nañ la kaamil alxuraan bi mosoo jàng alxuraan xamoo dara loo ci mën a lire dara donc noonu la tableau yi mel doo ko sax gis faf kon ci tënk daal ñi nga xam dañoo jaar auto école dañoo gën a xam oto gën koo maîtriser xaj na moo tax fañ war a daw la ñuy daw fañ warut a daw duñ fa daw mën naa am loolu moo tax kon ñu naan mënuñoo dawal kon dañuy jàll ci deuxième question bi muy la jëm ci wàllum permis ci Sénégal tey boo doon résumer permis ci Sénégal niñ ko fiy passé ak niñ ko fiy jote nan nga koy résumer. waaw permis moom alaa kulli il faut mu jafe parce que bu ñu fàttali ni examen la. xale yi bu ñu jàngee ba école tëj dañuy defi bac par exemple wala ñu war a def bac ñu war a def brevet seete ko noonu ndax ñëppay am mais ñëpp mënuñoo am donc examen noonu la da ngay def ñu dina dàq nga defaat beneen yoon ñi dàq la ba keroog ngay mën a am te fañ la ñu lay évaluer dañ ko teg ci ay chartes yu leer ñooñu c'est des ingénieurs c'est des inspecteurs qui ont été formés maanaam la ci biir mooy dañu lay tester. test boobu boo répondre test yi da ngay jàll loo tax auto école yi di jàll facilement ñu naan dugg na fi gën a fi non yow da nga xam par exemple damaa xam ñoom liñ lay laaj ak fan lañ koy laaj ak fi ñuy jaar ak yow ma jàng bu ma formé ba pare jàngal ko. na ko fort possible da nga am ñett wala ñeenti question xam ni lii lay doon te mënut a génn li te buñ la ko laajee lii mooy tontu ko te yow jàng nga ko ba pare. kon daal ci bu dee ci auto école formation bi moo ci nekk rek waaye nekkul loo xam ne lu muy jëflanteeg ingénieur bi la wala nangam ak nangam. comme léeg-léeg da ngay gis koo xam ne naan permis dañ koy jënd est-ce que loolu mënees na ko confirmer wala. waaw mais xam nga permis bu ñu ko doon jënd moom comme boutique boo dem fekk ko permis du marchandise bu ñuy jënd ñun fi mu nekk nii dañuy jàppanteeg ingénieurs yi chaque fois fi mu nekk dafa mel na ay xaj ak muus lu indi loolu c'est des collaborateurs da ngay former sa élève indi ko ñu dàq ko par malchance wala nga xam ne dàq nañ ko par d'inattention wala ñu dàq ko parce que dañ ko bëgg a dàq moo tax ñuy xuloo ñoom saa su ne waxtu ndax mënoo laaj élève bi question ñeenti question ba juróom mu tontu la ko teg ko ci kaw yoon mu ñëw gis nga dossier ba nga def ci maal ñun loolu daf ñuy metti dañuy jàppante kon ñun gis ñu ko jaay permis boo bëggee ñoom ki lay wax ni lay jaay permis kay moom na la ko te buñ ko doon jaay xanaa ki jàngul code lañ koy jaay wala ki jàngul conduite mais ki jàng sa code jàng sa conduite ba pare noo koy jaayee permis waaw kon bu tee da nga koy jaay ko kon ki jàngul kon nu ngi koy def. kon ginnaaw passé beeg yëpp dañ daan am benn permis boo xamante ne moom moo fi nekkoon comme ni ko carte d'identité yi amee woon ñu dem ba jëmmi jamono ñu ne permis boobu fi nekkoon muy këyit boobu dañ koy changer léegi numériser ko ba pare changement bi mel na ni leerul ci boppi nit ñi tey boo ñu doon leeral changement boobu ci permis yi lan moo ko war a andi ci askan wi. waaw xam nga sëñ Samba àdduna dafay dox. adduna dafay dox te dañu bëgg a bokk ci ñi nga xam ni dañuy dox jëm kanam adduna moom ñaara ci am da ngay dox ànd ak moom wala nga taxaw mu dem bala fi permis numérique bi ñu ko attaqué déjà on a vu qu'il y avait 2,5 millions permis yu circulé ci Sénégal te 1,5 million ba moo baax donc il y a 1 million de faux permis li ma lay wax je suis sûr que gis naa ñoo xam ni ñëw nañ sama auto école inscrit te amoon nañ permis bi ñuy dawal. mais bañ yëgee ni boo ñëwee di changer sa permis gendarmerie ngi taxaw buñ la nee tepp ci ordinateur bi xool sa tur nekku ci sa date de naissance sa dara nekk ci ne foo jëlee permis gendarme bi jël dugal ci biir boo ko nit ñi xamee dañ daal di balool ñoo xam ne fu ñu jëlee seen permis parce que boo jaaroon auto école loolu du la ci fekk parce que dañ lay encadré couvrir ba nga yor sa permis kon kay c'est pas un faux permis léegi nag ki nga xam ni moom amoon na permis te moo xam fu mu ko jëlee te permis ba baaxul mais day obligé ñëw jàngaat loolu moo di problème bi. léegi changement bi ñu ci bari dañoo wax ne wàllum xaalis dañoo bëgg xaalis moo tax ñu koy changer est-ce que loolu am na ci walla amu ci. waaw xam nga bëgg xaalis mën naa wax ni mi ngi ci mën naa wax nekku ci parce que boo amee carte d'identité boo koy déposé mais bu dee da ngay fay 10 000 francs passeport 25 000 ngay fay te 1 an lay am daal di jeex mais carte d'identité boo am bu jeexee da ngay fay 10 000 francs extrait boo ko bëggee am da ngay fay 300 francs waaw léegi matière bi nga xam ni moom la ñu defaree permis mu mel na carte d'identité matière bu dañ koy jënd
donc boo buggee changer 2,5 millions permis combien ça va coûter munul yomb matière bi da nga koy jënd ordinateur yi da nga koy jënd di fay personnel bi ko defal temps bi locaux yi appareil bi photo signature électronique yooyu yëpp ay bagages yoo xam ne dañ ko jënd gaa bu fekkee état bi amoon na doole mënoon na ko jënd def ko gratuitement defal ko ñëpp mais est-ce que état bi attan na ko xëy na dañ ko leb je ne sais pas xaw ma fu mu jógee mais li wuute moom ay milliards lañ ci investir milliards yooyu nag mais il faut que mu am retombé loolu mooy un problème de 10 000 francs je pense que c'est pas un problème. kon est-ce que changement permis yi mën nañ ko jàppee lu am njariñ. waaw am na njariñ su fekkee ni matière bi ñu ko doon defar gën na fiable gën na baax mais matière bi dafa gaaw a toj alors foofu damay lancer benn avis mooy ñëpp ñi nga xam ne am nañ permis yooyu bu ñu ko def seen portefeuille seen tubéy toog ci boo ci toog muy dam moo carte d'identité alors donc waroon na gën a mën a souple ba nga xam ne boo ci toog aussi day lemoo ko lemal ci ku du mën a dam ndax ci portefeuille rek la xaj en général donc ñu bàyyi xel ci loolu matière boo xam ne day damm comme carte d'identité yi boo koy lem muy damm ku weddi boo ci amee benn lem ko rek booy lem muy damm muy carte d'identité muy kii donc loolu aussi matière boobu war maa ngi doon laaj ñaan état bi ñu gën a xoolaat matière boobu gën ko defaraat ba nga xam ne matière bu flexible lay doon. kon daal ci xaj na bu ñu ko mënoon defee neneen noo xam ne rek permis bu njëkk bi ni mu gënoon a mën a durer noonu nga xam ne sans mu yàqu bu ñu ko defoon bii moom mooy gën donte gën naa neex a yor gën naa neex a denc benn bi ci topp itam kon mooy mën nañ jàpp ne am na njariñ waaye waroon nañoo mën a xoolaat daal matière bi nga xamante ni moom lañ ko defaree donc loolu. mbokk yi kon loolu moom moo nekk kon li nga xamante ne moo di sunu premier numéro ak moom muy Serigne Mouhamadou Ndiaye nekk directeur Touba auto école nekki noonu nekk commissaire de l'ASCO di yëngu ci wàllum permis yi ak course auto yi doon waxtaan ak ñun ba expliquer ñu li nga xamante ni moo waral tali bi léeg-léeg ñu ciy gis ay jéeya te li koy waral mooy ñàkk jaar auto école maanaam ñàkk suivre li nga xamante ni moom mooy cours yi ñu war a def bi ci topp itam ñàkk ràññetle li nga xamante ni moo di tableau yi ba tax li nga xam ne moom la ñuy wax agglomération te moo di yoon wu xàll wu jaar ci digg dëkk loolee lañ ca war a daw léeg-léeg sax duñ ko ràññee te li ëpp ci chauffeur si foofu la ñuy daw niki noonu it permis yi changement yi am na ci solo ndax dina tax ñu xam ñi nga xam ne ñoo yoroon permis yu baax ak ñi nga xam ne ñoo yoroon permis yu baaxul la niki noonu itam joxe na li nga xam ne moo di ay digle wala ay ñaan lu mu ñaan état bi ngir ñu mën a xoolaat matière bi nga xamante ni moom la ñuy defaree permis de conduire yi ngir mu gën a mën a yàgg ngir nit ki nga xamante ne moo koy yor te nekk chauffeur te ci toog léeg-léeg mu mën di ci toog ba noppi te du gaaw a yàqu loolee nekk loo xamante ni moom la tëjee ay kàddoom dinañu ñëwaat ak moom ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum course auto yi ci suñ numéro bi nga xamante ni moom la ñu dégmal balaa boobu nag ñuy fàttaliwaat li nga xamante ni moo di président de la république ne ko nag jamono ji nga xamante ni ci lañ toll amaat na ñum jaaxle ginnaaw bi nga xamante ni amoon nañ ko laataa ñuy waxtaan ak moom dinañu dooraat ay waxtaan ak moom ngir fàttali ko ne ko nag mbirum troisième mandat mbiru jom la mbiru fulla la mbiru fayda la mbiru nag li nga xamante ni moo di respecté sa kàddu la ak saw askan niki noonu itam mooy li nga xam ne wax na ko duma wax waaw duma wax déet te taxaw fu nekk leeral ni moom troisième mandat jërul ñu ci débattre parce que yoon leeral na ko loolee mënoon na ci jaaraat ci taxi yi ngir li mu lay mooy nee na ñi nga xamante ni ñoom lay liggéeyloo su fekkente ni wax na leen ne du posé li nga xam ne moo di candidat kenn du liggéey kon nag loolu du aw lay ñu leen di jox dig daje ci sunu 14e numéro ak Serigne Mouhamadou Ndiaye wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëfati